di leen jaajëfal ci seen ànd ak seen télévision muy la Sen TV muy télé bi nga xam ni macha allah fa tabarakallah muy télé askan wi di leen jaajëfal bu baax a baax ci ànd ak safoo seen émission Fem ci kër wala kër Fem fépp di wax ne ay bés bi ñi nga xam ne jàll na namoon nañu leen trop ci li nga xam ne moom mooy weekend bi bëgg ñëpp jaajëfal ñëpp bu baax a baax kilifa dina kilifa aada yëpp ñu ngi leen di nuyu ak ñi nga xam ne ñëpp rek dalal nañu leen ci ay bés bee ñu génn ñoom ñëpp ñu ngi leen di bëggee bu baax waaye nag di defal mention spéciale nag sama seexu yàlla kooku mooy kan Adja Ngoné Ndoye ñu ngi koy béggee bu baax a baax di nuyu sama nijaay yëpp yi nga xamante ne nii macha allah ñu nga fële ca Tëngi Géej ñoom tamit ngeen jóge Papa Diagne kooku mooy chéri aw Géej Diagne ñoom ñëpp ñoom vie Diagne ak ñoom ñëpp waa Tëngi Géej yëpp sumay su fet seen yaayu da baax ñoom ñëpp ñu ngi leen di béggee bu baax a baax di béggee mbokk yi nekk bi ci réew nag États-Unis ak li ko wër Allemagne fépp Europe ak li ko wër yëpp macha allah rawatina réew mi nga xam ne moom la ñu nekk muy réewum Sénégal képp koo xam ne yaa ngi fi rek ñu ngi lay béggee bu baax a baax di la dalal jàmm waaye xam nga ñu nag borom altine yi ñëwati na jëlee altine kooku mooy sama bos juboo am na ñu dem. te kenn mënut fu mu naqar rek yaa xam. waaw naa ñoom Lamine yooyu ak ñooñu ñëpp ñoom ak ñoom Anta. juboo am na. waaw di la ziare. di ziare téléspectateurs yi nga xam ne dañuy safoo saa su nekk rek la Sen TV di télé bi xew si jamono. di ñaanal aussi tamit ñëpp jàmm di yàlla nañu yàlla dolli jàmm dolli ñu sutura ak xéewal defal ñu teraanga àdduna ak àllaaxira amiin yaa rabbi. ndax le Serigne Cheikh doon wax rek nañu sangat réew mi mu ne lan moo koy sangat xol bu set waaw kon yal na yàlla seetal xol yi laabal xol yi. ndax suñu réew bi sangatu. wallaay amiin suñu magu diine yi tamit yal nañ leen yàlla fayal. amiin yaa rabbi ci barke Seydina Mohamed. amiin yaa rabbi sama mbokk waa Maristi ak waa Yara tableau feera yi ñëpp ak Tiwaawoon. waa Gette Ardo. maa ngi leen di ziare. bu baax a baax France suñu bàjjen Fatou Kiné Dieng di ku baax. jigéen ñu leen door. waaw. ku baax madame Dieng yal na ko yàlla lafal ci amiin yaa rabbi. dolli ko sutura. amiin ak wér li amiin yaa rabbi. di wax ñoom Mamadou Diagne aussi te ñu nekk Metz. ak ñoom Mor Ndiaye ak Jibi te nekk Allemagne. ñoo ngi leen di ziare. sama càmmeñ ñoom ñëpp ñu ngi leen di béggee bu baax a baax macha allah bàyyiwuñu kenn xëy di béggee nag sama doom ji moom moo jaaraat ci marinière bu rafet bi ñu ngi koy béggee bu baax a baax muy Elimane Seck Eli Couture nekk fële ci marché HLM Fass moom moo laal marinière bu rafet bi macha allah marinière bi sax dafa nuroog man nag dafa taay rek ñëw nuroog man kon maa ngi koy béggee bu baax a baax ji bi maa ngi koy béggee bu baax a baax muy Elimane Seck nekk Eli Couture nekk fële ci marché HLM Fass waaye du ma fàtte nag la grande dame Adja Kiné Ndoye moom tam maa ngi koy béggee kooku mooy jigéenu Abbas Ndoye ñu ngi koy béggee bu baax a baax Cheikh nag ñu ñëw suñu thème de la semaine thème bi ñu génn sax xam nañ ne doyul dem nañ ci 2 semaines mais thème bi ci boppam ñun xam nañ ne doyul waaye nag ultérieurement daañ ci ñëwaat te thème bi ñu génn sax naam day ñëw duggaat ci thème bi nga xam ne moom la ñu indi fas yéene koo waxtaanee Cheikh ndax li ñu fas yéene waxtaanee génnul wor mu am nag ay témoignages audio yoo xam ne def nañ ko yu bëree yoo xam ne jóge na bi ci réew ay témoignages yoo xamante ne nii ay nit defal nañu ko tamit yoo xam ne waa biti réew lañu nga xam ne lu ci bëri insha allah dañ ko jàllale Cheikh tey dañuy ñëw ci sëy ak nit ki rek ndax kayit nag xam nga bu ñu waxee fecc kóllëre bu ñu waxee wor dañuy yaakaar ne yow maanaam wolof bi nga doon olof ni moom ngay war gis ko mbaa pël bi doon pël ni yow mbaa naar ba mbaa keneen kooku rek ngay war gis ko waaye keneen koo war te bokkul ci yow kooku boo ko waree doo ko gis wor la gis nga yetu wor way dal yetu fecc ko lëre way dal amul ku mu yéem a dal dañuy ñëw ci sëy yi nga xam ne sëy këyit la am na jigéen sëy naak góor ndax këyit donc mu nag muy ku weex ki muy ku ñuul ki te bu ko amee abale daanaka ci ku weex ki la ëppee góor it sëy na ak jigéen gis naa ci sama benn tata boo xam ni mag la ki ko takk kilifa la goo xam ne ñëpp xam nañ ko ndax fa mu bokk ñëpp xam nañu leen waaye ba mu amee kayitam aali magum gàllaay defu ko fa da ko njëkk a abandonné lii la mu ne ko man daal sama ci jour bi mu amee kayitam moom xaarluwul kon sëy yi nga xamante ne nii tey waaw abiti réew nag dama ragal ni ñoom seen tam bien que waa fii ci la ñu bokk ndax genn golo la lu mu gudd loo ci laal borom yëg ko kon ñu nag ñoom ñëpp benn lañu kon sëy yi nga xam ne tey fi tey ñu ngi koy takk ndax kayit moo ko lal te bu kayit génne rek war am fecc kóllëre am ci yooyu la ñuy waxtaane tey waaw xam naa ne dinaa wax ne dajjiwaat nga beneen paquet boo xamante ne nii ñu bari ñu dinañu ci gis seen bopp ndax am na ñoo xam ne tey ñu ngi xëb ak ximaliku te loolu moo leen dal ñàkk nañ seen teraanga ñàkk nañ seen àdduna lu ci gën a bari te loolu moo leen dal xam nga loolu ñu ngi koy wax amour commercial c'est pas un parfait amour boo xam ne ngir yàlla moo tax ngeen duggante on appelle ça amour commercial mooy loo xam ne dafa am intérêt bu ko lal ci biir
moo tax gis nga dañ koy jëlee waat ci njëlbeen ga ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy wax na mun ngeen a takk soxna ngir taaram mun ngeen a takk soxnam ngir juddoom mun ngeen a takk soxnam ngir diine mu ne waaye man bu ma leen doon digal de dama leen di wax takk leen ko ngir diine ndax diine bu nekkee ci nit du fa jóg dina am jomb-jomb dina am jomb-jomb te am na yoo xam ne ris na koo def sëñ Babacar Si mu ne waxuñu kenn dina fasante kóllëre waaye bu ngeen fasantee kóllëre na ngeen ko sàmm kon su ngeen demee bay ànd na ngeen ànd ngir yàlla waaye bu leen ànd ngir intérêt tey nag sa thème bi dafa nekk boo xam ne dafa nekk actualité suñu thème bi suñu thème bi te dina toucher ñu bari nag ci askan bi nga xam ne ñoom ñoo fee pourquoi xam nga dafa am lu woon lu am njëkk loo xam ne léegi amatul bu njëkk nit ñi dañ doon sëy ngir yàlla léegi nag dafa am intérêt yoo xam ne moom moo nekk ci biir te loolu moo lal ci biir moom moo taxante warante bi ci am masalan tey su ma jëlee ci ñenn ñi nga xam ne ñu ngi sëy ngir këyit am na ñoo xam ne dina dugg ci nit ngir këyit waaye am na beneen koo xam ne étranger la bu jigéen ñëw ci biir fii pour sëy ak sénégalais bi pour mën a am nationalité parce que su nekkee ne sénégalais nga takk ab étranger xam nga kooku yow dina mën a am nationalité sénégalaise surtout am na yenn fonction yoo xam ne pour nga occuper ko il faut nga mën a am nationalité sénégalaise pour nga mën a occuper yenn fonction yi kon da ngay gis ne mën na def ay pexem te jigéen lépp lu mu bëgg rek daanaka mën naa wax ne mën na koo am mu def ay pexem ba dugg ca bu ca duggee ba yàlla def ne ñu sëy mu dem fexe ba am nationalité am day génne tànk bukki pour génn ci sëy ba au Sénégal fii sax garaawul mais xam nga fan la gën a garaawee dëgg bitim réew xam nga bitim réew lu tax mu gën a garaawee foofu fii Sénégal sax doo gis kuy génne góor këram xam nga mais bitim réew jigéen kenn du ko génne na nga jënd kër bu mel ne château nga takk ndaw si ngir lan ngir mu am ay kayit nga dem ba ndaw si am kayit mu génnee tànk bukki wala gis nga bu woowee police bu la porté plainte police bu ñëwee yow la ñuy bale ci biti maa ngi koy dégg sànq ci témoignage bi boobu moo gën a métti dégg ci témoignage bi loolu moo tax gis nga tey boo xoolee tubaab bi sax yeewu nañ ci ba nga xam ne loi bi sax dañ koo modifié ndax bu njëkk loola dafa bëri woon lu tax ma ñëwaat ci beneen ci gannaaw ma ne la sëy commercial la léegi sax am na business bu ci dugg muy ban mooy tey man am naa ay kayit da ngay ñëw yow ma takk la mais yow yaa may fay 8000 euros wala 7000 euros wala 9000 euros yow yaa ma koy fay te góoma de léegi suñu demee ma def. ñu dem yaa ngi génne diilu gars yi de est-ce que dina leen neex doo bàyyi gars yi génne seen bopp seen diil wala bopp. non non xam nga lu tax ñu koy wax nii tey dañ ciy attirer attention neen nit ñi parce que dafa am ñu si loru. non dama lay tooñ rek. am na ko si ñàkk këram. am na ay sénégalais yoo xam moo tax gis nga doole buuxante lay jëriñ waaye daa ngir morom ma lay fawal. nga ni doole. buuxante lay jëriñ waaye dangir morom ma lay fawal waaye dangir morom ma lay fawal. si yaa ngi dégg xam nga bu njëkk doon nañ def affaire nante quand boo demee préfecture boobu lii amagul modifié guñu loi bi parce que léegi boo xoolee bitim réew séjour sax 1 an séjour nga mën am te séjour yi par 1 an lay doon te bu ngeen takkante il faut que ñu renouveler ko d'ici 5 ans nga door a mën a am ay këyit ce qui veut dire que boo maaree rek mën nga dem ba génn si boo yàkkamtee waaw bu njëkk dañ doon dem bu ñu defee préfecture ngeen ñëw nga takk ko nga dugg ci moom pour bu amee këyit rek après ngeen séparé wu amoon na boo xam ne dañuy ñëw bu ñu demee préfecture ngeen remplir def lépp ñu daal di ñëw ngeen def mariage bi bon ngeen ne amagu leen xaalis en attendant su ngeen demee ba mu xaalis ngeen célébrer seen mariage suñu defee këyite boo paree ba ñu kii ci la ñuy fantasiro gis nga ba ñu demee ba xam loolu dañoo modifié waat loi bi ñu ne kat comme que léegi noonu la mu am benn kii boo xam ne dañ ne kat léegi séjour 1 an lay doon te attention bu ñu demee ba soupçonné la suñu demee ba soupçonné la kii mariage bi mu def intérêt la moo ko lal mën nañ ñëw fajar fëgg si la de police mën na ñëw fajar fëgg si la xool ndax te lépp da koy càmbar mu xool ndax li nga waxoon ci kayit yi dëgg la ndax li ngeen doon wax dëgg la fan lañ kii même avant que mariage bi di am sax enquête dina la rey d'ailleurs am na lenn lu ñuy wax sax certificat de capacité à mariage léegi ce qu'on appelle un certificat de capacité à mariage boo xam ne kii doon nañ ko def ba léegi sax tubaab yaa ngi koy def mais il y a certains qui ne suivent pas ces règles là moo tax dañuy wax même ce certificat de capacité à mariage dañ ne tu ne peux pas programmer ton mariage 5 mois ou bien 6 mois avant parce que avant que ñu la koy délivrer da nga koy déposer nga toog xaar en attendant mën na toog nag 1 an door a génn léegi nag bu génnee nag ngeen door a jàpp seen date de mariage mais date de mariage boobu aussi bu ngeen ko jàppee attention firndewul ne kon nga gis ne affaire yi les choses deviennent beaucoup plus compliquées te c'est normal que kon tey nga indi thème bi nga wax les choses deviennent beaucoup plus compliquées pour ceux qui pensent que ne tey su benn nit nasaraan jógee fële ñëw takk leen rek automatiquement bu ñu demee dañuy am kayit mais nasaraan boobu aussi am na lu ko ciy lor mooy tey nasaraan bi lu ko ciy lor mooy am na sénégalais yu ci loru sax
ñoo xam dañ leen takk ñoo am ay kayit ñu utal leen ay kayit ñu dem di leen jaayloo drogue boo demee dans les prisons de Sao Paulo au Brésil il y a des Sénégalaises qui sont là-bas qui croupissent en prison te loolu moo leen ko yóbbee mariage intérêt boobu moom moo leen ko yóbbee Brésil foofu il y a des Sénégalaises qui croupissent là-bas parce que dañ leen doon trafiquer loo drogue te trafic drogue boobu ñu lay defloo yow doo ko xam de parce que doo xool la nekk ca valise doo xool la nekk ca bagage ñoo lay utal visa ñoo lay joxal argent de force ñoo lay jox tout le nécessaire yow da ngay jàllale rek waaw parce que dañu lay wax ne c'est ma femme or que ñu ngi lay utiliser pour un intérêt personnel soxna Gaye en attendant nag ñu duggaat ci yeneen bagage yi en attendant ñu duggaat ci yeneen bagage yi kon loolu mooy li nga xam ne mooy thème bi nga xam ne mooy suñu thème de la semaine mbokk ma nag waxoon na ne est-ce que sëy bu amul intérêt amul nee na sëy bu amul intérêt amul mbokk ma waxoon na ne mariage boo gis rek bépp mariage boo gis rek intérêt moo ko lal xanaa ñu tëggi suñu téléphone rek ànd ci ak mbokk yi 88 la 628 89 90 ñu bës 2 wala 00 221 33 841 02 20 thème bi ñuy waxtaanee nag defe naa benn mbokk moo dugg participer indi ko ma ne ko bàyyi nga fi thème kon mi ngi noonu Cheikh xanaa xamoo ne am na ci ñoo xamante ne nii gis nga Facebook beeg réseau yi li ñu fay def yëpp mooy wut fa soxna rek su leen wutal kayit bu ñu xëyee suba ba ngoon jot soit réseau yi li ñu fay nekkee mooy wut fa jëkkër wala wut fa soxna boo xamante ne nii peut-être yaakaar nañu ne kat kii bu leen takkee di góor ñu am kayit wala kii buñ ko takkee muy jigéen ñu am kayit waxuñu ne nag sëyit yi judd yëpp du jaar yoon aha kay am na ci sëyu ci judd yoo xamante nii ba tey naam am nañ ci këyit waaye am nañ ci njaboot tey tamit toog nañ ci mais am na ñoo xamante nii këyit rek képp dong lañ ci visé am na ñoo xam sax bu ñuy dem bi dinañ ko xaw a rafetal fexe ba rocceeku mais am na ñoo xam ne dem ba ñuy dem mooy doy waar ñu baal ma ci kàddu mooy dégalaas ba nga xamante ne nii mooy waral kiñ ko seqal fippu mbaamu woo leen ci yoon wala yu demee ni ku noonu wala yu baree bari kon mi ngi noonu mu nekk loo xamante ne mbokk moo ko fi bàyyi ñu koy waxtaanee naam ñiy dugg si sëy te amul dara lu leen ci dugal bu amee it géew ma ne bari na mais këyit képp moo ma ci dugal këyit dong moo ma ci dugal su ma koy am dem sama yoon kii kat sëy naak moom bëgg mu yóbbu ma Europe bari na ci xale yi sëy naak moom dama bëgg rek mu yóbbu ma Europe bu yeboo na ma mat maam na ma mat nangam na nekk rajju tubaab bu góor mbaa bu jigéen këyit moo ma ci dugal tukki moo ma ci dugal tukki jafe na bu tukki amee këyit moo ma ci dugal leneen yoo xamante yu doy waar bu leen fàtte ne am na ci ay saay-saay yoo xamante ne nii Cheikh ku lekk seen alal tëdd pont wax nga ko léegi gis nga jigéen ñi nga xam ne peut-être ñu ngi foofu gis nga surtout ci yenn dëkk yi nag dëkk yenn dëkk yi nga xam ne non même pas sax xam nga dëkk yenn am na xeet dëkk yoo xam ne daanaka ay dëkk jullit la mais jamono yi ñu toll suñu doom yi sonn nañ fa torop li leen di naxee boo demee di nga liggéey boo demee di nga am këyit boo demee daañu la dëkkal boo demee xoolal suñu doom yi nekk Maroc li ñu fay daj xoolal suñu doom yi nekk ci yeneen dëkk yi nga xam ne du ñëpp a bon nag du ñëpp ñoo bon du ñëpp ñoo bon Cheikh mais muy fii Sénégal muy feneen dëkk boo dem rek am na fa xeet yoo xamante ne buñ la naxee ba ne la ceex ni ko Wally Seck di waxe bët wal la xam nga nu muy de pomme Cheikh ci foofu sax sëy lan moo tax nit ci du ca dugg ak pour te li muy lor léegi moom moo ëpp lu muy ci dafay jaadu nag ñun ñu taxaw tamit seetlu ndax Sénégal parcours lañ benn bu ma ñuy nas te dafay jaadu aussi tamit ñu gindi nit ñi teg leen ci yoon parce que lu may li nga nu wax benn jour rek ci émission mu tax benn mbokk wax na ma mu ne ma man yéen lu lees tax ma te neex kii neex ma parce que du personnel wala di attaqué kenn ma ne ko non xam nga émission boo ko dee def wala attaqué ñun ñu teg di wax dañoo gën kenn na nga gindi nit ki na nga gindi nit ki won ko nan la donte ëpp loo ko xel parce que am na ñu la gën a xam fuuf di la seetaan gën taxu la toog fii ci fauteuil bi voilà yéesi taxu fee toog waaw mais tu as le droit d'orienter les gens mu ngi mel ne tey kii di wax jàmbat ma ne est-ce que jàmbat ak poser les problèmes est-ce que c'est la même chose il faut qu'on pose les problèmes pour qu'on trouve une solution à ça du bokkul ak jàmbat am na keneen koo xam ne dina dugg ci nit sax mais du këyit day dégg Cheikh Fall yor na alal yor na kii bi de macha allah mu def ay pexe pour dugg na ci biir sëy ba mais ngir yàlla taxul bëgg sëy ak moom tamit taxul bëgg na am ak moom relation ba sëy ba am ba pare mu tax parce que pour mën a jot ci alal ja parce que xam na ne après dinañu ko dédommager te rawatina nag bu nekkoon ne tey bitim réew la fii sax Sénégal fii sax garaawul parce que bitim réew naa la wax leen li tax mu gën a garaaw xam nga sànq maa ngi lay wax mën nga tabax kër gu mel ne château
nga nekk foofu ak soxna si mu am gis nga bu la tappaase dañ lay génne si kër ba pare yow da ngay continuer di fay kër ga bu nekkee ne kër goo xam ne moomu loo ko sax te ñuy fay kër ga yow yaay continuer di fay kër ga yow ku góor gi yow yaay continuer dundal ku jigéen ki tax na góor gàddaay dem dëkk ak dëkk tax na góor gàddaay waaw xam nga li ñuy waxtaan yi sénégalaise mi ngi koy def sénégalaise sénégalaise mi ngi koy def sénégalaise du rek nit ku weex ki lañ ko séqal mais lan moo tax tappaas ko yàlla bu ngeen am doom nag nga tappaas ko xam nga dañoo fonk gone ak jigéen waaw dofloo na góor ba tàyyi gàddaay la na ko dem dëkk ak dëkk ba tàyyi te ñooñu du ñu génnee jigéen góor la ñuy génnee moo tax gisoo même si sëy sax dafa am lu ñuy wax contribution alimentaire ak pension alimentaire moom mooy bi nga xam da nga koy jox ndaw si te fekk yéen amu leen sax doom mais tàggoo ngeen mais amu leen doom muy jël di xeesal di xonk di fa entré ay faram nga koy xool sa xol bi di dagg te doo ci mën dara parce que yoon moo ko tëree Lamine fëggal ma serveur bi na riir 88 628 89 90 ñu bës 2 wala 00 221 33 yéen a ko moom tey seen numéro baa ngi noonu ci suuf 02 20 incha allah ci kattan yàlla su mbokk ñëwee rek ñu jël ko relancer leen woote leen ay ca ñu dem ay ca beneen contribution alimentaire moom mooy da ngeen di tàggoo fekk am ngeen doom loolu ngay joxe ñu woowee ko contribution alimentaire su ko defee ngay dundal doom ji mais bi nga xam te ne nii tey aussi sénégalais yu bari ñu ngi nekk bitim réew parce que amatuñu fit takk fii jabar pare yóbbu ko bitim réew pourquoi parce que da ngay takk say jabar nga yóbbu ko bitim réew am nga say këyit am na lépp parce que déjà pour yóbbu sa soxna moom loolu yomb na nga ñëw mu am waa bay jibe yi ne la nekk du sëyu Sénégal ngay sëy de sëyu France ngay sëy waaw xoolal wax la say droit di la jëy ba nga daanu ci sa kaw jëkkër nag nga yóbbu ko police foofu moom boo yóbbu police automatiquement duñ cherche à comprendre première fois bi ñu lay njëkk def mooy expulser la loolu lañ lay njëkk def parce que foofu jigéen dafa ëpp doole que góor fii nag góor ñi bon moom moo am sax moo tax ñaata sénégalais tey ñoo tumu ranke foofu ci bitim réew te jigéen moom moo leen ko yóbbee ndax bitim réew pour jigéen fu tumu ranke loo fay góor yomb na de c'est trop facile te jigéen heure bu la bëggee tapas la loolu moo tax gis nga sëy yonent bi daana wax ne sax gis nga l'islam may na la bala ngaay takk soxna si wala nit ki bala mooy dugg ci moom na nga fay ku maandu mu lay xoolal jikkoom na la mel ku maandu nag laa wax waxuma comme lii xew léegi nga xam ne waaw da ngay waxee bànneexu bakkan wala nga contre gañ siri nga wax ci moom sax bul wax lu nekkul wax wala nga wax luñ ko bañee te fekk bakkan ngay waxee ba mu wax la ay jikkoom bu la jikkoom doyee nag nga daal cay dugg bu la doyul kat nga daal di taxaw parce que am na ñoo xam ne jël nañ seeni soxna yóbbu ko bitim réew macha allah ñuy sëy biir ak biti mais am na si yeneen baadoola yoo xam ne yóbbu nañ leen foofu ndax teraanga néegu gor la waaye baadoolaa fay bidantee doy na waar yóbbu nañ leen fa ñuy fitnaal seeni jëkkër ba génnee leen ñu ngi foofu te am na loo xam ne gis nga boo bañee sax di joxe xaalis ce qu'on appelle ñoom ñu ngi koy wax il y a ce qu'on appelle ça ñu ngi la koy dagg ci sa salaire lañ koy dagg directement à la source loolu yoon moo koy dogal ñuy yëkkati di ko jox ndaw si di entrer ay faram di entrer ay kii yëpp nga koy xool même bu nekkee ne da ngeen nekk en instance pour divorce kon gis nga ne xam nañ kon loolu métti na kon c'est tout à fait normal ñu toog waxtaane ko pour que ñu bari di ko moytu def attention ngoog ñu jël mbokk mi allo mbokk mi waaw allo waaw bismillah waaw na nga def sant yàlla bu baax alhamdulilah bismillah man de waxtaan wi ngeen di waxtaan. daa am sama mag bu mu dal. fooy wootee nii. maa ngi wootee Parcelles Assainies. ay ca num ko dalee. dafa yóbbuwoon jabaram foofu. léegi nag déem yëpp daal nu nga léegi. waaw ba kooku dafa mujjee sax ñibbisi. kan moo ñibbisi sa mag bi moo ñibbisi. waaw sama mag bi moo ñibbisi. daf ko yóbbu ba Europe mu ñaan ko baat. waaw. xale yaa ñoom ñëpp ñu ngi ci moom. ci ku jigéen ki. oui ci ku jigéen ki xam nga bu xale yi nekkee ci moom lépp nekk ci moom ñu koy def lu ñuy wax invitation la ñuy wax wala lu ñuy wax. waaw moom ñoom en France ñu ngi koy wax kii damay fàtte le terme qu'il utilise là-bas en France. moom bu leen neex doy na waar daal metti na 88. waxal Cheikh ñu laal nga de kiyaat waaw macha allah alhamdulilah mina sheytaani rajim karatay ni 88 628 89 90 ñu bës 2 wala 00 221 33 841 02 sànq maa ngi koy wax ni ku ñu ki rek tubaab bi la koy gis nga kii xam naa ndeysaan dal na magam parce que jël na soxnaam yóbbu ko waaye ñibbisi nga bu ngay dagg ndaw si dagg koo jëm li ko gënal mu ñëw fii ñu del si waa Sénégal for doomi Guróom Cheikh dëkk ngi toj
bii gën a garaaw lépp nag pañetu àdduna la Cheikh. te bii gën la génnee kër gi doo am ku la héberger France wala ay réew yi tubaab yi duñ la héberger te nit ñu ña fa nekk aussi tamit attanuñ la pour mën la héberger am na si benn cas boo xam ne sax ñu jël mbokk mi allo. maa ngi rafetlu émission bi baax. jërëjëf Médor jërëjëf Médor. waaw émission bi daal am na solo naa bàyyi ngeen continuer ba ci kanam mu woote waat. ayca ci kanam Lamine kooku mooy Mamadou Médor suñu xarit bu yàgg Moriam Mbacké Bari ñoom ñëpp ay bolo bu ñoom rek góor gi ci Yoff ak ñoom ñëpp ñu ngi leen di bégee Ibra Ndiaye Pinaay borom daare ñoom ñëpp ñu ngi leen di bégee bu baax a baax 88 628 89 90 ñu bës 2 wala 00 221 33 841 02 wala say couses Ramasila la marraine ñoom ñëpp ñu leen di bégee bu baax a baax kon mi ngi noonu Cheikh lépp pañetu àdduna bi la. xam nga moo tax ma ne la gis nga ndaw si mu ngi allo mbokk mi. oui asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. man maa ngi jégalu nag di leen doog seen wax ji parce que dama taal sama télé bi léegi. yem ci dama taal télé bi léegi yem ci seen émission bi nii franchement ça m'intéresse un peu. jërëjëf bismillah. donc moo tax ma ne xaar ma jëm a participer tuuti quoi. ayca bismillah. mais thème bi yëpp dégguma ko mais maa ngi jot a dégg fi ngay waxee. ni comment il s'appelle nit. boo gis mu dugg ci say intérêt. moo tax am na ci ñoo xam ne aussi tamit même bu dee intérêt taxul aussi tamit bariwul. bariwul. donc par contre. man li may wax mooy. képp ku dugg ci sëy ku ne. intérêt moo tax. amul ku dugg ci sëy te intérêt taxul. parce que bon sama jàng soriwul nag mais li ñu wax ci l'islam. dañu ne booy tànn jabar déjà. da ngay xool ku am diine. judd fu rafet fu baax. rafet ci boppam. am alal. macha allah. donc loolu déjà intérêt la. déjà bien sûr. te boo duggee ci sëy aussi tamit ay doom a tax doom intérêt la. dëgg la. ak dund bu rafet intérêt la. dëgg la donc pour man dund bi adduna bi. lépp loo gis intérêt la. dëgg la. donc ku la ne damay dugg ci sëy yàlla tax. bon yàlla am na ci mais intérêt ngi ci mais ma laaj la benn laaj. oui ñi nga xam ne dañ ciy dugg ndax kayit ci lañu moom mooy thème bi en fait. sëy naa man fii laa nekk France laa nekk nii. ayca bismillah ayca. maa ngi tudd Ismaïla Marega dëkk Grand Yoff Arafat. waa kay Marega bismillah. donc. ñii ñëw pour kayit am na. mais man de li ma lay wax de li nga xam ne dama ko dund laay wax sama soxna man ci boppam. Sénégal laa ko jëlee. jigéen gënu ko. franchement ndeysaan. ñëw na fi xool li ma am ak lu ma amul barki rasulillah. laf cat. mi ngi may muñal mi ngi may dimbali gis nga ba tey jii fi ma nekk nii liggéeyul de. waaye as tuut li muy taqale. ci kër gi la koy def. laf cat Marega kan neexatul. barki rasulillah. kan neexatul il faut ñu bokk. newu fi de. ci ginnaaw am laay waxee nii te li may wax tamit ñëpp ma ko seede. rawal Marega rawal. donc am na ci ñoo xam ne nag. aussi tamit. comme li wax kii tax ak xam nga leneen ak leneen mais nag ñooñu kooko xëy na seen dund la quoi mais man li may dund laay wax. ñëpp yemuñu. voilà am na ci ñu bon am na ñu. dimbalee nga tal ci ñu baax nag. santal yàlla bu baax man de maa ngi sant yàlla bu baax. alhamdulilah Marega macha allah. sant yàlla bu baax a baax. jarab bari na. jërëjëf Marega ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax Cheikh waaye waxtu yi jot nañu ñu dem xoromi cin li daal di ñëw naan ndox mu sedd la ñuy defi nag. ndax dama mar daal di ñëwaat léegi incha allah alhamdulilah. Offrez plus à votre bébé avec les couches Kalinex. Et oui, Kalinex finance les études de vos enfants dès leur naissance. Jusqu'au 31 décembre, achetez les couches Kalinex, découpez 3 logos Kalinex, mettez le tout dans une enveloppe et envoyez à BP 2603 Dakar RP. Donnez la chance à votre bébé de bénéficier gratuitement de la prise en charge de sa scolarité de la maternelle au primaire. Chaque mois, Kalinex choisit 2 bébés et finance leurs études. Service client 33 864 17 88. Kalinex, la douceur d'une maman. Johnny yombalal na leen fay seen abonnement TNT waaw dem leen ci suñu 12 000 points Johnny yi nekk ci biir Sénégal fay seen abonnement TNT wala ngeen jëfandikoo seen application vite fait pour mën a fay seen abonnement TNT. vite fait c'est bien fait. lii mooy kalpe bi wóor. asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa àdduna
tey nag dellusiwaat nañ seen rubrique fii la rubrique bi nga xam ne nag mooy joxe numéro téléphone yu baax yi rubrique bi nga xam ne mooy wane les bonnes adresses tey nag Ndoye ñu ngi fii Cité Fadia en face Brioche Dorée seet si fi ñan waa bio naturel ànd fi kañ fekk seet si fi kañ di Cheikh Omar Diop Cheikh Omar Diop nag moom mi nga xam ne mooy borom boutique bio naturel yi ñëpp xam nañ leen ci pommade bi Cheikh Omar Diop ñëpp xam nañ ko ci sëqal karaw bàyyi sa karaw mu ñuul kuku sëq Cheikh Omar Diop ñëpp xam nañ ko ci savon yu baax Cheikh Omar Diop ñëpp xam nañ ko ci produit yi nga xam ne c'est bio 100% bio la ñu wax amul benn produit chimique. waa Ndoye dañuy dugg rek nànk ci biir boutique bi xool nag tey waa bio naturel asalaamaaleykum lan ngeen indi rubrique fii la Cheikh Tidiane waa noo def nag. ñu ngi nii rek ci la namm. waaw ziar naa la naka liggéey bi. sant yàlla bu baax alhamdulilah. waaw macha allah tey nag rubrique fii la Cheikh Tidiane tey nag dañ lay dalal yow waa bio naturel ak waa Sen TV ñoo far loolu kenn waxatu ko dañ lay bàyyi rek nga présenter téléspectateurs yi rubrique fii la moom sa yëf la miin nga ko bu baax a baax yan produit tey nga indil waa rubrique fii la. bio naturel moom saa su ne duñ jug di ko wax saa su ne duñu denc di ko wax mooy qualité mooy suñu lépp. qualité mooy képp koo xamante ne ni yaa ngi utiliser suñuy produit rek nga siy gis njëriñ te macha allah ñu ngi si am satisfaction bu baax a baax a baax ndax lu njëkk mooy retour yi ngay am si nit ñi jaayee nit ki produit mu ñëwaat ne la macha allah sama produit bi kat baax na bu ma sañoon kat ma def ko fi ma dëkkee nga indil ma ko foofu loolu sant yàlla la te du benn nit du ñaari nit ma ëpp nañ ay 1000 nit di dem wala ëpp nañ ay 500 nit personnes di dem kon ñu ngi siy sant yàlla bu baax a baax lu si mel ni comme frotté bio naturel bi ku ci nekk tey xam na lan mooy frotté bio naturel parce que képp koo xamante ni dafa amee douleur articulaire ñu gën ko xam ci ay yax yu metti wala nga amee arthrose mooy sa diggante jeunes yi sa diggante articulation yi liquide boobu nga xamante si jeex bu yàggee nga xamante ni dafay metti day am benn méthode bu intense wala nga amee rhumatisme wala nga amee nerf sciatique wala nga amee yooyu yëpp xeet yooyu yëpp boo ko ci amee rek boo utiliser baume bi macha allah da koy dindi parce que baume bi lépp bio la te macha allah dañ ko defaree ay plantes yoo xamante ni képp koo xam ne yaa ngi koy utiliser boo ko diwee sa fatiguement général lépp dafay deñ diw boobu bii nii toj na àdduna lu tax mu toj àdduna mooy képp koo xam ne yaa ngi koy utiliser nga bëgg karaw dalay may karaw képp koo xam ne yaa ngi koy utiliser sa bopp napp da koy dindi képp koo xam ne yaa ngi koy utiliser sa bopp bi di am ay góom yooyu da koy dindi képp koo xamante ne sa karaw gi day dëgër daf koy nooyal képp koo xamante ne sa karaw gi day ruus dina tax ba dootul ruus kon diw bopp bi doon na diw boo xam ne moom moo gën ci diw bopp Sénégal fi mu toll nii dafa nekkoon rupture mu ngi doog a dugg yaa ngi gis léegi mën na koy expliquer que ne képp koo xamante ne nii léegi yaa ngi doon jënd diw bopp bi nekkoon na rupture mais actuellement nii am na parce que macha allah diw bopp bi baax na ci xale baax na ci mag à partir de 2 ans ku am 2 ans rek mën na ko utiliser képp koo xam ne utiliser nga diw bopp bi mais nag ñu bëri dañuy wax ne jënd naa benn diw bopp awma karaw gu comme ku toll sa karaw gi mais nag da ngay xam ne traitement la lii traitement de cheveux la boo ko utiliser à 3 pots moom mooy maximum képp ku si jël 2 pots sa karaw gi macha allah lépp loo xam ne mu ngi ci doon nekk mu ngi deñ parce que diw bopp bi non seulement huile li ñu ko defaree mais dafa amaale karité dafa pare ba pare diw bopp loo boo xam ne kenn du ko mélangé waat dara dañ koy jël directement rek nga utiliser commencé ko diw ci kuy chevelure bi. Cheikh xoolal ma savon yi savon carotte baa ngi nii bio naturel kii moom sama bos la ak maa ko xàmmee. fii nag la affaire yi nekk yow day faat parce que xam nga lan la parce que savon bio naturel doon na savon yoo xam ne fi mu toll nii kenn jëndatul beneen savon bu dul savon bio naturel ndax savon boo xam ne dalay sangu nga set wecc ba pare dina dindil ay feebar kooku tamit dara la parce que doon na savon boo xam ne képp koo xam ne da nga am peau grasse wala nga am heure wala nga am tache wala nga am vergeture bi nag du deñ de mais day tëjuwaat képp koo xamante ne am nga xeet yooyu yëpp ci yaram daf koy dindi ba mu set macha allah te dina la jox teint maanaam képp koo xam ne yaa ngi koy utiliser muy ko xees muy ko ñuul mën nañ utiliser diw bopp mën nañ utiliser savon bi muy xale muy mag képp koo xam ne aussi da nga am ndoxu siti ay picc sa yaram ba nga bañ a génn boo ko jëndee da koy dindi ay yi ñuy wax noonu naan sa yaram bi day def nii savon mënu ko dindi déedéet savon bio naturel bokku si am na 4 types de savon 4 savon yoo xam ne bokkuñu am na carotte am na concombre am na citron am na beurre de karité citron ku si nekk xam na lu muy def ci yaram képp koo xam ne yaa ngi koy sangoo ngay am xet sa pokotaan di ñàkk ba ngay am xet boobu boo koy sangoo da ngay gis dafay dañ macha allah ak lu ko munti dañ boo xoolee koom-koom ku ne xam na koom-koom kase rek gommage la boo koy utiliser macha allah waxuma nag plante naturelle yi nga xam ne boole nañ ko ci te en même temps nag képp koo xam ne am na insomnie nga koy sangoo guddi gi dalay dimbali ba nga mën a nelaw macha allah. waa bio naturel wax nañ leen ko livraison sax à domicile dañ koy def yor ay saabu yoo xam ne dañoo mucc ayib teint boo yor rek mën nga utiliser seen saabu te seen saabu du la lakkal day liisal sa yaram tàngaay bi mu ngi ñëw parfois nga am yenn odeur yi mën nga sax déranger say dëkk wala ñi ngay nekkal kon seen savon bio yi moo ci baax à base de citron concombre carotte lépp mu ngi fi bon produit de cheveux lañ wax karaw gu gudd nag dafa xew te jigéen tamit taamu nañ karaw gu rafet karaw signe de beauté la ci jigéen la bokk jigéen ñi dañu war a am karaw yu rafet léegi xale yu góor yi sax ñu ngi ut ay karaw yu baax asama xale bu jigéen boo nekkee tamit xale mën nga jëw seen pommade pour cheveux xale sax dañ koy diwoo à partir de 2 ans leel kenn defatu ko fii ci Sénégal ñëw nag ñi nga xamante ni dañu am rhumatisme am ay problème mu yax léegi da ngay nekk xale sax am ay douleur de dos wala ay problème articulaire ñëw leen fii ci Cheikh Omar Diop boutique bio naturel moom nag mu ngi fii ci Cité Fadia en face Brioche
brioche dorée numéro baa ngi noonu nag di défilé kon adresse bi bu leen ko kenn wax daw si leen yéen waa Parcelles 1 ba 26 ayca waa Cité Fadia ci yéen la des waa Yoff Cambérène bu leen demati fenn bu leen kenn naxati adresse baa ngi nii di défilé Cheikh Omar Diop borom bio naturel 100% bio tey moom lañ dalaloon ci seen rubrique fii la. alhamdulilah rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim kon mbokk yi loolu mooy seen rubrique fii la képp koo xam ne ba nga siwal la nga yor rek moo xam produit bu mu mënti doon moo xam looy mënti jaay rek faa ngi noonu xale yaa ngi noonu macha allah kooku nag sama xarit la mu Cheikh Omar Diop sama wëllëre bu baax a baax a baax a baax la kii nag doom la kii Lamine jël ma tout droit jël ma direct ni ko mbër yi waxee nan tout droit ma kii toog naa te dem mut kii suñu doom la moom mi ngi tudd Papa Ndiaye Pap nag dafa réer sama sët la kii moom dafa réer képp koo xam ni xàmmee nga ko rek Pap mën nga wooteeg 76 476 44 02 76 476 44 02 wala 77 797 51 01 77 797 51 01 kii tamit suñu doom la boo xam ni moom tamit dafa réer mi ngi nii moom nag mi ngi tudd Malick am na fukki at ak ñaar 12 ans Malick dafa réer képp koo xam ni xamee nga ko mën nga woote 77 544 59 72 77 544 59 72 wala 77 577 57 92 77 577 57 92 kon loolu mooy suñu njaboot gi nga xam ne dañu reer yal na yàlla nit leen ci barke la ilaha illallah kon nag Cheikh li ñuy def mooy dañuy wéy rek suñu thème de la semaine muy bés neex Fall bu baax a baax a baax a baax di wax ne namb naa ko loolu sama leen tuuti boobule di nuyu Mariam Bousso Massa Chéri maa ngi koy béggee Aïcha Gomez ñoom ñëpp Aïcha Diouf Boursine Maxajuma Ñaan maa ngi koy béggee yaay Awa Bangoura di nuyu nag sama bébé borom anniversaire bu neex bi borom bés bu rëy bi kooku mooy da baax ñu ngi koy béggee bu baax a baax a baax da baax dafa baax kon nag la ñuy def rek mooy wéy daal di ànd ak mbokk yi nag ci li nga xam ne mooy suñu thème de la semaine lan la ñuy waxtaanee wax nga ko sànq wax naa ko keneen wax na ko mbokk mi dugg nee na est-ce que sëy bu intérêt lalul bu amul intérêt am na selon sax ni diine waxee nga tànnee noonu waaye ban intérêt Cheikh yaa ma ko wax léegi nga ni ma ban intérêt ñu ñëwaat ci li nga xam ne kii li ko tax li tax muy yendu ci Facebook bi li tax muy yendu fii di càtte ba ngoon jot la tax ma koy def yëpp day napp gi lim ci sàkku mooy tukki mbaa kayit mooy sëy yi nga xamante ne nii nit ku ñuul nga koy def nit ku ñuul nit ku ñuul nga koy def ku weex mi ngi koy def ku ñuul bu amee raar na wax nga ko sànq kon ban intérêt kayit gi laa ci carte su ma ko amee pare naa ci moom am na ñoo xam ne bu ñuy dem dañuy dem nicement ba xëy na kañ ko séqal sax du yëg mais am na ñoo xam ne nee naa la gis naa sama tata boo xam ne nii ki ko def magum jëmm la kilifa la am na nu muy wuyoo waaye bam ko defee ba kayit ba génnee def fa aali magum gàllaay te sénégalais la comme moom mu nekk yoo xam ne yu méttee méttee la loolu nag war a nga ca biir fecc colère nga ca biir wax dul dëgg nga ca biir kon mi ngi noonu muy suñu thème de la semaine muy dal ñi nga xam ne ñu ngi nekk bi ci muy wax ak beneen xaritam naan ko an sa màgget gi naka sa màgget gëj naa ko dégg mais defe naa bu du woon waxtaan bi ñuy waxtaan gindi kontu bi sax ba léegi départ neenu na ay dàllam waa an sa màgget gi mu naan ko waaye fils xam nga ne kii pare naa ci moom da ngay ñëw yow da ngay nangam yow est-ce que gis nga loolu nga takk nit ki mu yóbbu la ba pare bett la ñu naan an sa màgget gi nga naan ko waaye sama ràjj gi sama màgget gi mu nekk loo xam ne métti na ci xolu jigéen métti na itam ci xolu góor nga wax ko góor kon mi ngi noonu sëy ngir këy sëy ngir bismillah salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. man de damaa bëgg a xam ndax Cheikh daf maa bëgg a trahir wala ran loolu laa bëgg a xam rek. wala sama place la bëgg a jël loolu daal laa bëgg a xam man. kooku sama doom la de. gars yi dañ laa bëgg a firaat mënta nekk. man dem Màkka ñëw rek ñu bëgg a jël sama place man de loolu may yéem. kaay ma wax la moom ak ay ngóon a jàmbaag yëpp mais kaay ma wax la original baa ngi doog a ñëw bi nga yegsee la xel yi dal. lii daal moom ma jaaxal jaay nag
Fall Ndiaga Yaram ay ca ñu dem. maa ngi leen di ziar nam naa la nam sama cheikh moomu. kon nam na la kon nam na la. waaw convergence di la ñaanal yàlla bu baax a baax. amiin ñu bokk amiin amiin. gis nga yaay. xam nga ban moo ci gën a métti dama gis benn cas boo xam ni. ndaw si dafa tuub. dafa tuub dugg ci diine nit ku weex la. bi ma demee Makka. ñu benn moom. léegi nag actuellement femme boobu ñu ngi France tubaab la de tubaab la. ñu ngi France dund ci problème yu metti te bàyyiwul diine l'islam de mais waa ji bàyyi na ko dem. actuellement boobu ci gën a metti. bu ñu xam naa bu ñu gisee dinaa la gën a raconté. histoire bi boo bi ma gën a metti. xam nga loolu sax doy waar. metti na. waaw metti na loolu tam nit bàyyi diine ñëw ci sa diine aussi. nga trahir ko tam ndax ay këy. xanaa alxames naa la gis. waaye mais il faut mu ñëw buux leen ñu jóge sama pala. non jeudi mu jeex tàkk. jërëjëf Fall. jërëjëf Néné Tuuti kontaan naa sama doom Absa Fall maa ngi koy béggee bu baax a baax nuyu ma Adja Astu ak suñu yaay Fatou yëpp ñu ngi leen di béggee bu wér a wér di nuyu waa Daara ja yëpp. 221 ñu ne fa amaat solo. nga tuubal ko jigéen ci. mbaa nga tuubal ko góor ki. dugg ci kayit génn nga ne foqet dellu ci sa diine. xam nga beneen a ngoog. Absa ñoo ngi koy ziare sax. ñu ngi koy delloo ziare bu baax Fall Ndiaga bi passé rek convergence. muy waxtaan ci seytaane maanaam am na solo de. da lay gën a ñuuxu. xam nga. soxna Gañ dañu wax ne booy wor na nga wor kuy wor su ko defee ngeen di worante. xam nga aussi tuub bu ko nit dee def moo tax. xam nga sànq Maréga def naa moo dugg mu ne képp kuy dugg ci intérêt moo tax wax na dëgg. waaye ban intérêt. du intérêt yi am léegi de. est-ce que dafa war a am un contrat à CDI. te bu ak yoo xam ne day yeeru ko ca tax bu ko yox mën dafa arnaque la. bul fàtte ne sëy même en am na ñu ciy dugg après qu'est-ce qu'ils font dañuy def séparation à l'amiable. suñ defee dañuy dem mairie ba def séparation à l'amiable fekk mosuñu woon a nekk sax de. amoon nañ kii bi yëpp consommé wuñ ko. waaw léegi su ko defee xam nga day am aide parce que duñu bëgg ko timanaang dafa am aide boo xam ne pour nga mën a bénéficier wu ci aide ba ñuy joxe. est-ce que tey nga wax bi te loolu ñuy nekk en di ma seetaan ni xam nañu li may wax. absolu muy wax ni waa tuub boo ko dee def da nga koy def ngir yàlla wala da nga koy def ngir nit. mais daf ci am loo xam tamit charia moo ko wax tamit. def ngir yàlla def ngir nit waaye daf ci am foo xam ne nag tey nag. chrétien bu góor bi tey su ñëwee takk musulman bi tamit faaw tuub am. d'accord na. donc il faut nga tiit tuub ngir nit parce que diineem moo ko ñuluk. moo ko sant loolu. waaw kon mënul ñàkk. waaw léegi tuub boobu est-ce que da nga ko war a dugg ngir yàlla wala ngir ku jigéen ki pour. gën laa nekk loolee kay loolu moo tax nag mu bëgg ñu taxaw foofu tuuti pour loo foofu tamit tuub boobu mu bañ a ànd ak intérêt na war a ànd ak ngëm nga bëgg digg ci ni bu ko defee parce que su ànd ak ngëm rek même bu sëy ba fantasiroo tamit da ngay dese ak sa ngëm ak sa iman. damay ci téléphone Cheikh du may bëgg a dugg trop ci religion mais dama wax rek selon religion musulmane bi ma xaw a maîtriser foofu by force la foofu par force la ku góor ki tuub amaa nag bu dee ku jigéen ci nag moom mooy chrétienne defe naa ne moom mun na garder li nga xamante ne nii moom moo di diine mais ñaare même loolu su amee sax bu xale yi màggee rek nga gis tiraillement bi kii jëm nii bu fekkente ne du ay parents yoo xam ne dañu organiser wu rek soo moytu dina def nii seen njaboot kon mi ngi noonu intérêt yi daal mi ngi noonu waaye këyit a ngi noonu tukkee ngi noonu jaral na nit loo xamante ne nii doy na waar 89 90 ñu bës 2 wala 00 221 33 841 02 tey nag ñu waroon dara sama doom aw Fall Pikini borom RTS waaye nag gisuma ko xëy na ay activité ñoo ko téye wala mu plané complètement rek xam naa monsieur Fall téye ko rek mu daal di plané kon mi ngi noonu doy na waar di nuyu nag jaari Dramé bàjjenu gox bàjjen Ndey Xadi Géey bàjjen Xadi Géey ñoom ñëpp di wax ne rek Lamine su mbokk ñëw incha allah ci kattanu yàlla ñu jël ko Cheikh. waaw léegi xam nga foofu yaa ngi ban intérêt. waaw kay ban intérêt laa doon wax ndax même boo dee foofu sax axlul kitab mën nañ takk ci ñoom
mais bu nekkee ne par exemple tey sëy bi nga xam ne moom moo ñu la ñu toogee fii ñu bari tumuranke ci ñu bari toor ci ba ne tottaaral te lii leen ko yóbbee intérêt boobu moom moo taxoon ce n'était pas intérêt ngir yàlla parce que même nit buy rey boppam ci ndox mu tàng suukar saa tax bu nekkee ne aussi tamit yaa ngi dugg ci sëy effectivement parce que boo xoolee doom sax du intérêt doom bénéfice la ci biir sëy parce que bu ngeen dee si sëy du ngeen signé charte doom mais bénéfice la ci biir mais bu nekkee ne par exemple tey dama war a dem kii daal sëyu contrat laa koy sëyal c'est ce qu'ils disent c'est ce qu'ils disent c'est ce qu'elles disent en général sëyu contrat laa koy sëyal du ma ko extrait photocopie la koy jox pour dugg ci moom ngir mën a lekk li mu yor est-ce que réellement loolu sëy boobu dina mën a nekk est-ce que réellement kooku tamit c'est normal loolu fecc kóllëre la parce que bu ngeen demee bu ngeen miinante ba à un certain moment donné nga gis ne kat vraiment man gis naa keneen am na ñoo xam ne sax jikkoy gëléem la ñu yore dañuy lekk ci garab gi di séntu ba ci des. di séntu gëléem waaw te boobu aussi waaw mais en général ñi nga xam ne dañoo dugg ngir këyit wala ngir leneen. intérêt yu fës a fës yooyu bu ñu nekk ak yow dañuy daaj fanaanal. effectivement ñu ngi organisé wu fële. waaw su ma amee sama këyit. li ma war a def ak li fi ma war a dugal fi ma war a nangam dañ ko organiser teg dina bëgg a nekk seen bopp yàlla yu ndaw effectivement te di suba yàlla ko xam loolu moo tax gis nga képp koo xam nga foog ne tey jii boo kenn jógee fële nga ñëw takk ak moom doo demee automatiquement da ngay am këyit yaa ngi nax sa bopp gis nga bala ngay am këyit léegi di nga daj la mburu may daj ci taal bi parce que séjour sax lañ lay jox te séjour yooyu 1 an lay doon te léegi dem nañ ba loi bi sax dañ ko modifié waat ñu renouvelé waat da ngay àndaat ak ku jigéen ak ku góor ki dañuy ñëw àndaat ñoom ñooy àndaat ba léegi daal système nay leer système lañ ko def léegi ba 5 ans nag ba juróomi at 4 ans 5 ans ku ko mën a muñ ñu jël mbokk mi doy na waar allo mbokk mi allo salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah ayca bismillah sama mag ji maa ngi lay nuyu di la ziar maa ngi lay delloo ziar bu baax maa ngi ci émission kii bi affaire papier mariage d'intérêt bi wala ci beneen la mu ngoog yaa ngi ci biir ma sœur yaa ngi ci biir d'accord man dama bëggoon dugg ci émission bi musuma wax ci rajo bi ak télé d'accord thème bi ngeen nekk nii man dama ko dund ay ci naka dama nekk ak sama jëkkër fii ci France dama nekk ak sama jëkkër fii ci France. waaw foofu ci France. mais di sëy ak moom. mais Gagne maa ngi jàkkaarloog télé bi de. ma chérie regarde comme ça maa ngi lay gis. non dama nekk. non excusez-moi mais émission bi c'est en direct ou bien. c'est en direct soxna si maa ngi lay dégg yaa ngi nekk en direct maa ngi lay dégg. da ngay wàññi sa télé bu baax ñu ngi déggante. parce que dama gis maa ngi seetaan kii bi mais keneen ay wax de. waaw continuer rek yow continuer. maa ngi lay dégg ayca bismillah. waaw. léegi ki may sëyal ma toog di liggéey maa ngi nekk fii di liggéey ak moom. waaw. li ma nekk di liggéey ak moom mu toog mois d'octobre passé. non du octobre bi. mu ne ko ndugg jënd nga dara mu ne ma non ma ne ko ba bay tukki di dugg ba yàgg bés ma ne ko yow fan la sa xaalis nekk mu ne ma impôt yi ay ma ne ko les impôts moo téye sa xaalis mu ne ma waaw d'accord sama salaire ba ma liggéeyoon ci 2 mois yooyu yëpp ma nekk di dépenser nekkate moom takk na ci jabar Sénégal takk jabar fi Sénégal problème ñi ngi def lii ci kayit yi ba am kayit wala loolu mais loolu tam mun ngeen ci wax de vice versa la moom kay vice versa la voilà vice versa la yaa ngi jigéen bi mu takk man fam bopp maa mujjewaat delluwaat mayaat ko 200 000 ba noppi toog di sëy sama sëy mais waa ji loolu doyu ko de mi ngi continuer waat nee na kooku sax wóoru ko ne dina ko takk am na beneen xale bu jigéen bu mu waxal ci internet bi ba yaakaar ne kooku la war a takk ndax kooku ngi liggéey ci ONG waay en plus man maa ngi yore sama kayit maa ngi yore sama publication de mariage maa ngi yore samay papier tam bu ñu nekk Europe am seen jàpp loolu moo tax ma dugg ngeen baal ma rafet na voilà rafet na c'est bien détaillé wax ni lii aussi mi ngi ci biir moo tax jigéen ñi lii
fii ci France dund bu metti te góor ñi tamit am na loo xam ne ñu ngi koy doxale jigéen ñi fii ci dëkk bi. dëgg la man sama jëkkër c'est vrai que. xaw na ma njublang tuuti mais loolu moom bi ma ko trouvé xaw na sedd na. parce que bu fayee ko dina indi course yi dina indi ticket restaurant yi dina indi. maa la ko wax ceex nga ko def. voilà mais am na ñoo xam ne ñu ngi dund lu gën a metti loolu fii ci dëkk bi. bu ñu sonnee la ñuy dem benn jigéenu sénégalais du gis jëkkëram mukk di ko yóbbu police. xanaa dafay fekk mu metti rek mu sonn mu dem yóbbu mu dem police pour fa wàllu parce que fii amul mag bu lay attee amul rak bu lay attee amul kenn yoon rek yoon rek il faut ñu dem ci yoon dimbali leen ñu am lu ñuy lekk góor ñi fii tamit lu ñuy def waxuñu ko de dëgg la doy na waar waaw kay merci merci ma soeur merci vice versa dugg na fu am solo kuy sëy góor gu ne bi ci réew ngir tukki ngir këyit na nga ko vérifier xam nga tubaab këyit la xam te wan rek la xam boo ku fa am xas ba am soxna ba am fa këyit am fa yëpp defe naa ni jabar boobu la ñuy xam doom yooyu la ñuy xam macha allah kon xale yi daf leen ndànk gars yi des fois dañuy naxaate li amul pen di wax ma pen sa jàmm waajaa ngi ne nga seen ko muy dem ak ñëw ak cartable am costume yi parfum yi bu la dandee mu dugg la nga bëgg parfum ni man ni waajaa ngi ndekete yow booba saay-saay la nañuy xoolaat nañuy teey këyit ak tukki du noonu waaw ku ne tekk de tekk woon la yoon te ku tey for xaalis ndax waa ji bu mu waxee ne kii ba kat mu ne il y a des loups déguisés en agneau quand tu les vois tu as tendance à ce que c'est un agneau or que c'est un loup mais xam nga par exemple lu muy wax noonu mooy vice versa France boobu même boo nekkee en phase de divorce yoon mayegula pour nga takk jabar tant que prononcé bu ñu divorce boobu comprendre nga ce qui veut dire que ne même léegi nag sénégalais yi nga xam nga dafa am loo xam ne boo ko seexee ak sa diggante ak ki nga xam ne sa soxna la dafa am loo xam teraanga daf koo war a def daf koo war a lal waru koo lal nëbbutu waru koo lal su demee ba bëgg a takk te xam na si ko bi yoo xam ne soxna si mu yore mais na osé parce que defu la waxu la voilà defu la waxu la mu lay séyal guddi ak bëccëg mais na nga osé parce que am nga droit takk benn ñaar ñetti ñeent parce que sëyu Sénégal ngeen def Cheikh xam nga lu gën a doy waar nag sa soxna defaru ba jekk mel na mu war a mel xeeñ neex nga ne ko ñukk ci nekk ba yoxoosu ndànk raam dem ci salon bi mbaa nga wàcc suuf ne ca Facebook bay nappaatoo ko koccaatu waaw mais am na ñoo xam dañuy même boo koy def utal ko heure mais am na ñoom dañuy ruur mais bàyyi soxna non ku mu neex ruural ku ci ruur ba ruur toolu jàmbur say bañ du ko fekkee mais benn affaire dafa am Cheikh waaw dafa am ku ñëw allo tàkk mu jeex tàkk nga ni lu jeex la bi émission bee jeex tàggool Cheikh waaye 5 minutes xanaa kenn sax bu ñëwee xaj na ti nga dugal ko acca Cheikh 5 minutes demal nga ne ko ruur ba ruur tool sam ci nag lépp la ñuy faf du ko fekkee ñu dem xam nga moo tax des fois gis nga problème amul nit mooy créer problème door a am mais du yàlla problème amul ce qui veut dire que ne tey da ngay gis koo xam ne moom moo teg boppam tool moo tax léeg-léeg nga dégg ñoo xam dañ naan jabar ji da koo liggéey def ko nangam ba ñu nangu ay këram nangu ay kiyam fekk yoon moo fa dox nangu ay kiyam ndax seen yoon ak suñu yoon dafa bokkul donc nañuy attee ñoom ak nañuy joxe ak ba ñu dox jigéen bokkul ak ñun ni nga xam te ne nii noonu la ñuy attee ce qui veut dire que ne koo foofu ku góor ka ak ku jabar ji asafla jabar ji mën na jël lépp kër gaak doom yaag yëpp mu féete woo ko bokkul mais daal lu mooy wax mooy soxna Gagne à chaque fois que ne nit buy dugg si nit na ngir yàlla tax mais bu mu nekk présent pour un but bien déterminé comme on a l'habitude de le faire que aussi il faut que les gens comprennent très bien que ne léegi dafa changer même la loi sax loi bi nga xam ne yoon dafay prévoir lépp on est en train aujourd'hui de modifier les lois même en Europe ceux qui nous regardent le savent très bien ils sont en train de modifier les lois là parce que xam nañ ne tey émission bi ngay waxtaanee nii c'est un phénomène qui commence à prendre de l'ampleur et c'est un business qui est dedans et pour freiner ça dañuy ut ay garde-fous. mais est-ce que États-Unis sax commencé wuñu def ADN léegi di xool ndax ñi say doom la ñu wala déet. ñëpp commencé nañu def ADN bi léegi xool ba xam ndax ñi ngay yóbbu sa famille la ñu war a déet daa mel ni commencé na de. mais gis nga même loolu moo tax gis nga au début science dafa dégg nga li science wax y a pas de vérité première y a que des erreurs premières et que la science s'avance par des erreurs rectifiées. ñëpp loolu la ñuy def tey parce que thème bi ngay indi moom moo ko waral ils sont en train de modifier. thème bi ñu indi. thème bi ñu indi tey non thème bi ñu indi tey moom moo ko waral. te pourtant ba ñu koy indi sax yow boobu indiguloo thème bi tey. benn waay sax moo ko indi moo participé rek bàyyi ko fi xam nga man dañu may neex. waaw li ñuy waxtaane ñoom ñu koy indi rawat nañu nekk bi ci réew ndax ñoom ci la ñu bokk. te télé yi la ñuy wettalikoo. te télé yi la ñuy wettalikoo di wettalikoo Sénégal di leen wax ne tamit yàlla na yàlla formaté xool yi rek installé si antivirus ndax lii Sénégal parcours lañu benn buum moo ñuy nas. yàlla nañu yàlla musal ci cat.
amin yaa rabbi yal nañu yàlla dafal musal ñu ko ci ci bam dalagul amin yaa rabbi dolli ñu sutura amin yaa rabbi ak xéewal amin yaa rabbi te yàlla tamit defal nga mel ne aas la woykat bi wax aas dafa gàtt loxoom gudd lu mu yóotu jot ko kon daal naa gàtt sama loxo bi ma xool sama loxo bi daa mel ni 3 ñaata centimètres lay ba ma ko njëkkee dégg dama leen xanaa aas sàcc la ndeysaan ñu ne ma déedéet aas yàllaa ko may xam nga ndeysaan man ak ndem si yàlla si déggéen xam nga nu ñu daan def déggéen chimère xam nga àjjuma ci ngoon daaw ñu am lu ñu def ndeysaan kaay fii ma ñëw mu ne ma nii ñi ne ñu def su ñaar loxo yi alors bu ñu defee ni su ñaar loxo dañ doon xool man ak moom man ak déggéen ku sut baaraam mais ñi lay def xoolal xam nga maa ko sut baaraam nag maa ko sutoon baaraam nag nii la koy def ne ma nii ma ne ko bàyyi sa li ngay yéegal dem si yàlla si jàllo ma seen chimère ak Sénégal yal na xippee aljanna yal na ko kafe aljanna ki doomam ci barke la ilaha illallah yal na gisee ak soppem ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yu bëri su ma ko waxee suma xel dafay dem ci moom kon mi ngi noonu daanaka waxtu wi jeex na tàkk ñu jéglu mbokk yi nga xam ne yëpp xëcc nañu te mënuñoo jàll ne tey biti réew ak biirum réew yéen ñëpp yéen a moom seen thème du ñuy élage suma chéri ko bu baax a baax depuis régie Lamine maa ngi koy béggee Nay Mbakari Anta Lili ñoom ñëpp Papis Naaru ay da ñu ngi koy béggee Baba Jaxu Ba Sukila Star Cheikh aw ma sa pay yàlla laa lay bàyyeel di nuyu sama doom afi ci li nga xam ne mooy maquillage bi waaye nag lu rafet lii xam ngeen kan moo fa jaar muy Elimane Seck Eli Couture nekk fële ci HLM Fass moom tam ñu koy béggee fàttewuma gaawan futur ñu ngi koy béggee bu baax a baax mbokki di leen jox rendez-vous incha allah ëllëg ci kàttanu borom bi 15h jàpp 16h béggee ñëpp jaajëfal ñëpp di leen wax yéen a baax jangeen jëf alhamdulilah di leen jaajëfal ci seen ànd ak seen télévision muy la Sen TV mu télé bi nga xam ni macha allah fa tabarakallah muy télé askan wi di leen jaajëfal bu baax a baax ci ànd ak safo seen émission Fem ci kër wala kër Fem fépp di wax ne ay bés bi ñi nga xam ne jàll na namoon nañu leen trop ci li nga xam ne moom mooy weekend bi bëgg ñëpp jaajëfal ñëpp bu baax a baax kilifa diine kilifa aada yëpp ñu ngi leen di nuyu ak ñi nga xam ne ñëpp rek dalal nañu leen ci ay bés ba ñu génn ñoom ñëpp ñu ngi leen di bëggee bu baax waaye nag di defal mention spéciale nag sama seexu yàlla kooku mooy kan Adja Ngoné Ndoye ñu ngi koy béggee bu baax a baax di nuyu sama nijaay yëpp yi nga xamante ne nii macha allah ñi nga fële ca Tëngi Géej ñoom tamit ngeen jóge Papa Diagne kooku mooy chéri Aw Géej Diagne ñoom ñëpp ñoom Vieux Diagne ak ñoom ñëpp waa Tëngi Géej yëpp sumay su feet seen yaayu da baax ñoom ñëpp ñu ngi leen di béggee bu baax a baax di béggee mbokk yi nekk bi ci réew nag États-Unis ak li ko wër Allemagne fépp Europe ak li ko wër yëpp macha allah rawatina réew mi nga xam ne moom la ñu nekk muy réewum Sénégal képp koo xam ne yaa ngi fi rek ñu ngi lay béggee bu baax a baax di la dalal jàmm waaye xam nga ñu nag borom altine yi ñëwati na jëlee altine kooku mooy sama bos juboo am na ñu dem te kenn mënut fu mu naqari rek yaa xam waaw naa ñoom Lamine yooyu ak ñoom ñëpp ñoom ak ñoom Anta juboo am na waaw di la ziare di ziare téléspectateurs yi nga xam ne dañuy safoo saa su nekk rek la Sen TV di télé bi xew si jamono di ñaanal aussi tamit ñëpp jàmm di yàlla nañu yàlla dolli jàmm dolli ñu sutura ak xéewal defal ñu teraanga àdduna ak àllaaxira amiin yaa rabbi ndax le Serigne Cheikh doon wax rek nañu sangat réew mi mu ne lan moo koy sangat xol bu set waaw kon yal na yàlla seetal xol yi laabal xol yi ndax suñu réew bi sangatu wallaay amiin suñu magu diine yi tamit yal nañ leen yàlla fayal amiin yaa rabbi ci barke Seydina Mohamed amiin yaa rabbi sama mbokk waa Mariste yi ak waa Yara tableau feera yi ñëpp ak Tiwaawoon waa Gette Ardo maa ngi leen di ziare bu baax a baax France suñu bàjjen Fat Kiné Dieng di ku baax jigéenu li ndoor waaw ku baax madame Dieng yal na ko yàlla lafal amiin yaa rabbi dolli ko sutura amiin ak wér li amiin yaa rabbi di wax ñoom Mamadou Diagne aussi te ñu nekk Metz ak ñoom Mor Ndiaye ak Jibi te nekk Allemagne ñoo ngi leen di ziare sama càmmeñ ñoom ñëpp ñu ngi leen di béggee bu baax a baax macha allah bàyyiwuñu kenn xëy di béggee nag sama doom ji moom moo jaaraat ci marinière bu rafet bi ñu ngi koy béggee bu baax a baax muy Elimane Seck Eli Couture nekk fële ci marché HLM Fass moom moo laal marinière bu rafet bi macha allah marinière bi sax dafa nuroog man nag dafa taay rek ñëw nuroog man kon maa ngi koy béggee bu baax a baax ji bi maa ngi koy béggee bu baax a baax muy Elimane Seck nekk Eli Couture nekk fële ci marché HLM Fass waaye du ma fàtte nag la grande dame Adja Kiné Ndoye moom tam maa ngi koy béggee kooku mooy jigéenu Abbas Ndoye ñu ngi koy béggee bu baax a baax Cheikh nag ñu ñëw suñu thème de la semaine thème bi ñu génn sax xam nañ ne doyul dem nañ ci 2 semaines mais thème bi ci boppam ñun xam nañ ne doyul waaye nag ultérieurement daan ci ñëwaat te thème bi ñu génn sax naam day ñëw duggaat ci thème bi nga xam ne moom la ñu indi fas yéene koo waxtaanee Cheikh ndax li ñu fas yéene waxtaanee génnul wor mu am nag ay témoignages audio yoo xam ne def nañ ko yu bëree yoo xam ne jóge na bi ci réew ay témoignages yoo xamante ne nii ay nit defal nañu ko tamit yoo xam ne waa biti réew lañu nga xam ne lu ci bëri incha allah dañ ko jàllale Cheikh tey dañuy ñëw ci sëy ak nit ki rek ndax kayit nag
xam nga bu ñu waxee fecc kóllëre bu ñu waxee wor dañu yaakaar ne yow maanaam wolof bi nga doon olof ni moom ngay rek ngay war gis ko mbaa pël bi doon pël ni yow mbaa naar ba mbaa keneen kooku rek ngay war gis ko waaye keneen koo war te bokkul ci yow kooku boo ko waree doo ko gis wor la gis nga yetu wor way dal yetu fecc kóllëre way dal amul ku mu yéem a dal dañuy ñëw ci sëy yi nga xam ne sëy këyit la am na jigéen sëy naak góor ndax këyit dong nag muy ku weex ki muy ku ñuul ki te bu ko amee abale daanaka ci ku weex ki la ëppee góor it sëy na ak jigéen gis naa ci sama benn tata boo xam ni mag la ki ko takk kilifa la goo xam ne ñëpp xam nañ ko ndax fa mu bokk ñëpp xam nañu leen waaye ba mu amee këyitam aali magum gàllaay defu ko fa da ko njëkk a abandonné lii la mu ne ko man daal sama ci jour bi mu amee këyitam moom xaarluwul kon sëy yi nga xamante ne nii tey waa biti réew nag dama ragal ni ñoom moom seen tam bien que waa fii ci la ñu bokk ndax genn golo la lu mu gudd loo ci laal borom yëg ko kon ñu nag ñoom ñëpp benn lañu kon sëy yi nga xam ne tey fi tey ñu ngi koy takk ndax këyit moo ko lal te bu këyit génne rek war am fecc kóllëre am ci yooyu la ñuy waxtaane tey waaw xam naa ne dinaa wax ne dajjiwaat nga beneen paquet boo xamante ne nii ñu bari ñu dinañu ci gis seen bopp ndax am na ñoo xam ne tey ñu ngi xëb ak ximaliku te loolu moo leen dal ñàkk nañ seen teraanga ñàkk nañ seen àdduna lu ci gën a bari te loolu moo leen dal xam nga loolu ñu ngi koy wax amour commercial c'est pas un parfait amour boo xam ne ngir yàlla moo tax ngeen duggante on appelle ça amour commercial mooy loo xam ne dafa am intérêt bu ko lal ci biir moo tax gis nga dañ koy jëlee waat ci njëlbeen nga ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy wax na mun ngeen a takk soxna ngir taaram mun ngeen a takk soxnam ngir juddoom mun ngeen a takk soxnam ngir diine mu ne waaye man bu ma leen doon digal de dama leen di wax takk leen ko ngir diine ndax diine bu nekkee ci nit du fa jóg dina am jomb te am na yoo xam ne rus na koo def sëñ Babacar si mu ne waxuñu kenn dina fasante ko par 1 an lay doon te bu ngeen takkante il faut que ñu renouveler ko d'ici 5 ans nga door a mën a am ay këyit ce qui veut dire que boo maaree rek mën nga dem ba génn si boo yàkkamtee waaw bu njëkk dañ doon dem bu ñu defee préfecture ngeen ñëw nga takk ko nga dugg ci moom pour bu amee këyit rek après ngeen séparé wu amoon na boo xam ne dañuy ñëw bu ñu demee préfecture ngeen remplir def lépp ñu daal di ñëw ngeen def mariage bi bon ngeen ne amagu leen xaalis en attendant su ngeen demee bu mu xaalis ngeen célébrer seen mariage suñu defee këyite boo paree ba ñu kii ci la ñuy fantasiroo gis nga ba ñu demee ba xam loolu dañoo modifié waat loi bi ñu ne kat comme que léegi noonu la mu am benn kii boo xam ne dañ ne kat léegi séjour 1 an lay doon te attention bu ñu demee ba soupçonné la suñu demee ba soupçonné la kii mariage bi mu def intérêt la moo ko lal mën nañ ñëw fajar fëgg si la de police mën na ñëw fajar fëgg si la xool ndax te lépp da koy càmbar mu xool ndax li nga waxoon ci kayit yi dëgg la ndax li ngeen doon wax dëgg la fan lañ kii même avant que mariage bi di am sax enquête dina la rey d'ailleurs am na lenn lu ñuy wax sax certificat de capacité à mariage il y a ce qu'on appelle un certificat de capacité à mariage boo xam ne kii doon nañ ko def ba léegi sax tubaab yaa ngi koy def mais il y a certaines qui ne suivent pas ces règles là moo tax dañuy wax même ce certificat de capacité à mariage dañ ne tu ne peux pas programmer ton mariage 5 mois ou bien 6 mois avant parce que avant que ñu la koy délivrer da nga koy déposer nga toog xaar en attendant mën na toog nag 1 an door a génn léegi nag bu génnee nag ngeen door a jàpp seen date de mariage mais date de mariage boobu aussi bu ngeen ko jàppee attention firndewul ne kon nga gis ne affaire yi les choses deviennent beaucoup plus compliquées te c'est normal que kon tey nga indi thème bi nga wax les choses deviennent beaucoup plus compliquées pour ceux qui pensent que ne tey su benn nit nasaraan jógee fële ñëw takk leen rek automatiquement bu ñu demee dañuy am kayit mais nasaraan boobu aussi am na lu ko ciy lor mooy tey nasaraan bi lu ko ciy lor mooy am na sénégalais yu ci loru sax ñoo xam dañ leen takk ñoo am ay kayit ñu utal leen ay kayit ñu dem di leen jaayloo drogue boo demee dans les prisons de Sao Paulo au Brésil il y a des sénégalaises qui sont là-bas qui croupissent en prison te loolu moo leen ko yóbbee mariage intérêt boobu moom moo leen ko yóbbee Brésil foofu il y a des sénégalaises qui croupissent là-bas parce que dañ leen doon trafiquer loo drogue te trafic drogue boobu ñu lay def loo yow doo ko xam de parce que doo xool la nekk ca valise doo xool la nekk ca bagage ñoo lay utal visa ñoo lay joxal argent de force ñoo lay jox tout le nécessaire yow da ngay jàllale rek waaw parce que dañu lay wax ne c'est ma femme or que ñu ngi lay utiliser pour un intérêt personnel soxna Gaye en attendant nag ñu duggaat ci yeneen bagages yi en attendant ñu duggaat ci yeneen bagages yi kon loolu mooy li nga xam ne mooy thème bi nga xam ne mooy suñu thème de la semaine mbokk ma nag waxoon na ne est-ce que sëy bu amul intérêt amul nee na sëy bu amul intérêt amul mbokk ma waxoon na ne mariage boo gis rek bépp mariage boo gis rek intérêt moo ko lal xanaa ñu tuggi suñu téléphone rek ànd ci ak mbokk yi 88 la 628 89 90 ñu bës 2 wala 00 221 33 841 02 20 thème bi ñuy waxtaanee nag defe naa benn mbokk moo dugg participer indi ko ma ne ko bàyyi nga fi thème
ma ne ko bàyyi nga fi tam kon mi ngi noonu Cheikh xanaa xamoo ne am na ci ñoo xamante ne nii gis nga Facebook beeg réseau yi li ñu fay def yëpp mooy wut fa soxna rek su leen wutal kayit bu ñu xëyee suba ba ngoon jot soit réseau yi li ñu fay nekkee mooy wut fa jëkkër wala wut fa soxna boo xamante ne nii peut-être yaakaar nañu ne kat kii bu leen takkee di góor ñu am kayit wala kii buñ ko takkee muy jigéen ñu am kayit waxuñu ne nag sëy ci judd yëpp du jaar yoon ah kay am na ci sëyu ci judd yoo xamante nii ba tey naam am nañ ci këyit waaye am nañ ci njaboot tey tamit toog nañ ci mais am na ñoo xamante nii këyit rek képp dong lañ ci visé am na ñoo xam sax bu ñuy dem bi dinañ ko xaw a rafetal fexe ba rocceeku mais am na ñoo xam ne dem ba ñuy dem mooy doy waar ñu baal ma ci kàddu mooy dégalaas ba nga xamante ne nii mooy waral kiñ ko seqal fippu mbaam woo leen ci yoon wala yu demee ni ku noonu wala yu baree bari kon mi ngi noonu mu nekk loo xamante ne mbokk moo ko fi bàyyi ñu koy waxtaanee naam ñi dugg si sëy te amul dara lu leen ci dugal bu amee it géew ma ne bari na mais këyit képp moo ma ci dugal këyit dong moo ma ci dugal su ma koy am dem sama yoon kii kat sëy naak moom bëgg mu yóbbu ma Europe bari na ci xale yi sëy naak moom dama bëgg rek mu yóbbu ma Europe bu yeboo na ma mat maam na ma mat nangam na nekk rajju tubaab bu góor mbaa bu jigéen këyit moo ma ci dugal tukki moo ma ci dugal tukki jafe na bu tukki amee këyit moo ma ci dugal leneen ak leneen yoo xamante yu doy waar bu leen fàtte ne am na ci ay saay-saay yoo xamante ne nii Cheikh ku lekk seen alal tëdd pont wax nga ko léegi gis nga jigéen ñi nga xam ne peut-être ñu ngi foofu gis nga surtout ci yenn dëkk yi nag dëkk yenn dëkk yi nga xam ne non même pas sax xam nga dëkk yenn am na xeetu dëkk yoo xam ne daanaka ay dëkku jullit la mais jamono yi ñu toll suñu doom yi sonn nañ fa torop li leen di naxee boo demee di nga liggéey boo demee di nga am këyit boo demee daañu la dëkkal boo demee xoolal suñu doom yi nekk Maroc lu ñu fay daj xoolal suñu doom yi nekk ci yeneen dëkk yi nga xam ne du ñëpp a bon nag du ñëpp ñoo bon du ñëpp ñoo bon Cheikh mais muy fii Sénégal muy feneen dëkk boo dem rek am na fa xeet yoo xamante ne buñ la naxee ba ne la ceex ni ko Wally Seck di waxe bët la xam nga nu muy kóllëre waaye bu ngeen fasantee kóllëre na ngeen ko sàmm kon su ngeen demee bay ànd na ngeen ànd ngir yàlla waaye bu leen ànd ngir intérêt tey nag sa thème bi dafa nekk boo xam ne dafa nekk actualité suñu thème bi suñu thème bi te dina toucher ñu bari nag ci askan bi nga xam ne ñoom ñoo fee pourquoi xam nga dafa am lu am njëkk loo xam ne léegi amatul bu njëkk nit ñi dañ doon sëy ngir yàlla léegi nag dafa am intérêt yoo xam ne moom moo nekk ci biir te loolu moo lal ci mbir moom moo taxante warante bi ci am masalan tey su ma jëlee ci ñenn ñi nga xam ne ñu ngi sëy ngir këyit am na ñoo xam ne dina dugg ci nit ngir këyit waaye am na beneen koo xam ne étranger la bu jigéen ñëw ci biir fii pour sëy ak sénégalais bi pour mën a am nationalité parce que su nekkee ne sénégalais nga takk ab étranger xam nga kooku yow dina mën a am nationalité sénégalaise surtout am na yenn fonction yoo xam ne pour nga occuper ko il faut nga mën a am nationalité sénégalaise pour nga mën a occuper yenn fonction yi kon da ngay gis ne mën na def ay pexem te jigéen lépp lu mu bëgg rek daanaka mën naa wax ne mën na koo am mu def ay pexem ba dugg ca bu ca duggee ba yàlla def ne ñu sëy mu dem fexe ba am nationalité day génne tànk bukki pour génn ci sëy ba au Sénégal fii sax garaawul mais xam nga fan la gën a garaawee dëgg bitim réew xam nga bitim réew lu tax mu gën a garaawee foofu fii Sénégal sax doo gis kuy génne góor këram xam nga mais bitim réew jigéen kenn du ko génne na nga jënd kër bu mel ne château nga takk ndaw si ngir lan ngir mu am ay kayit nga dem ba ndaw si am kayit mu génnee tànk bukki wala gis nga bu woowee police bu la porté plainte police bu ñëwee yow la ñuy balee ci biti maa ngi koy dégg sànq ci témoignage bi boobu moo gën a métti dégg ci témoignage bi loolu moo tax gis nga tey boo xoolee tubaab bi sax yeewu nañ ci ba nga xam ne loi bi sax dañ koo modifié ndax bu njëkk loola dafa bëri woon lu tax ma ñëwaat ci beneen ci gannaaw ma ne la sëy commercial la léegi sax am na business bu ci dugg muy ban mooy tey man am naa ay kayit da ngay ñëw yow ma takk la mais yow yaa may fay 8000 euros wala 7000 euros wala 9000 euros yow yaa ma koy fay te góoma de léegi suñu demee ma def ñu dem yaa ngi génne diilu gars yi de est-ce que dina leen neex doo bàyyi gars yi génne seen bopp seen diil wala bopp non non xam nga lu tax ñu koy wax nii tey dañ ciy attirer attention neen nit ñi parce que dafa am ñu si loru dama lay tooñ rek am na ko si ñàkk këram am na ay sénégalais yoo xam moo tax gis nga doole buuxante lay jëriñ waaye dangir morom ma lay fowal nga ni doole buuxante lay jëriñ waaye dangir morom ma lay fowal waaye dangir morom ma lay fowal est-ce que yaa ngi dégg xam nga bu njëkk doon nañ def affaire nante quand boo demee préfecture boobu lii amagul modifié guñu loi bi parce que léegi boo xoolee bitim réew séjour sax 1 an séjour nga mën am te séjour